yi dellusiwaat nañu amaan mbégteeg bànneex ci seen télévision Walfadjri fas yéene ànd ak yéen ci seen magazine Grand Soir nag ni ñu koy defee saa su nekk lundi ba vendredi waaye ñu ciy ànd ak ay gan saa su nekk bés bu nekk ak la cay xew tey nag di vendredi nag xam ngeen ni dinañ ci am ñaari plateau benn bi Ajaratu Awa Diop Ndiaye la ñu ciy àndal ak ganam waaye beneen bi aussi Alaaji Sa Ndiogou Mbengue dana leen ci gunge ak ganam Ajaratu Awa Diop Ndiaye Diagne maa ngi lay nuyu. waaye di nuyu Sa Ndiogou ak Oustaz Assane di nuyu Karim Xurum Xaq sama frère di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp ci kanam ci actualité dinañu ñëw ak commissaire Cheikhouna Keita nekkoon fi njiital Octrice gannaaw ba nga xamante ne ci ay bés bi saisie drogue bi fi amoon moom moo lëmbee li nga xamante ne moom moo di askan wi ñu bëri am ci njàkkare ci réew Sénégal ab diira ngi ni ñu tàmbale di wax ne fii plaque tournante drogue la ci kanam tuuti dinañ ci ànd ak moom gën a waxtaan ak moom waaye dinañu xuus ak moom itam ci actualité li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu pétrole bi d'accord kooku Ajaratu Awa Diop Ndiaye Diagne la mu fas yéene ci gan dalal ni mu ko waxee commissaire Cheikhouna Keita waaye dinañ ci ànd ak Alaaji Sa Ndiogou Mbengue Sa Ndiogou yow it fas yéene nga ci ànd ak sa gan maa ngi lay nuyu ñu ngi am mbégte ak kontaan di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne bi ñu ngi ñuy teewlu ñu daal di am ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Serigne Modou Bousso Dieng je pense que ni Sénégal bi yëpp tamit xam nañ ko ñu war a waxtaanee ak moom li nga xamante ne bi actualité la ak li nga xamante ne bi mooy sëñ Muntaxa la nga xamante ne bi tamit yeesalaat na ko muy tere yi nga xam ne sëñ Abdoulaye tere woon na ko foofu ca diwaanu Touba Mbacké yooyu yëpp incha allah rabi ñu war cee waxtaan ak moom ak sama beneen gan bi muy oustaz mi nga xamante ne bi sama gan la ba noppi mais doo bàyyi ma xam nga àjjuma bu nekk nga nekk fi di xuloo naan sama gan la sama kii sama gan la ganu kër gi la mais gan gi day ñëw mel ni du gan te gan la oustaz mi sama gan la dama bëgg muy leer moo tax chaque fois dinaa ko préciser ba mu leer pour mu xam ni gan la saa bëri nga problème non loolu laa lay wax il faut ma leeral voilà di nuyu tamit bu baax waaye tamit ñu fàttali ni Karim Xurum Xaq aussi sa gan la Karim Xurum Xaq non Karim sa lan la chroniqueur la quoi Karim Xurum Xaq sa chroniqueur la wala chroniqueur Walfadjri chroniqueur la daal Karim Xurum Xaq kon nag mi ngi noonu oustaz Assane aussi boole ci gan yi yow it nga ciy dalal sëñ Modou Bousso Dieng defe naa ni damay retourner rek ci Ajaratu Awa Diop Ndiaye Diagne mu dugg ak mu ci commissaire ci waxtaan wi ay ci aw voilà Ajaratu Béti ni nga ko waxee ci la ñuy sóobu ci actualité commissaire Cheikhouna Keita ñu bàyyi ko mu nuyoog ba noppi ñu doog a xuus ak moom ci waxtaan bi commissaire ñu nuyu la dalal la ci Walfadjri yi kon suñu borom bu baax a baax maa ngi leen delloo nuyoo di nuyu ñu ma bokkal plateau bi di nuyu techniciens yi nga xam ñoo leen di accompagner di ñaan yàlla lépp luñ fi taataan lu jëriñ askan wi. jërëjëf commissaire ci li ma du wax ci ndoxteel li moom moo di ne ñu saisir ci Ndakaaru lu toll ci drogue ci valeur u 50 milliards ndax yoolu mbetteel la ci yow ci fi réew mi tollu jamono ji non ci li jëm ci drogue ñu saisir fii ci Sénégal ci jamono bii lu tolloog 50 milliards wala 1 tonne de drogue événement la effectivement mais ci ki nga xam ni dafa dund ci loolu amul mbetteel parce que loolu mënees na ko expliquer moo lu tax mënees na ko expliquer c'est parce que Sénégal daf di réew mi nga xam ni ci position am depuis bu yàgg la ñu commencé sentir ni drogue bi mu ngi fiy dugg ci duggin bi nga xam ni ñii soxla drogue bi circuler fii ñoo koy organiser ça veut dire que ñun ci suñu bopp dañuy subir lépp lu ñuy def amuñu benn maîtrise ci li ñuy def parce que ñoom ñoo soxla indi fi drogue bi parce que dañ koy jaay pour defar ci xaalis ñoom ñoo soxla indi drogue bi parce que fii lañ ko mën a teg ba mën ko partager mu des lenn li des fii lenn li dem ci yeneen réew soo xoolee yi tamit nii depuis des années yoon yi nga xam ne moo ñu wër rek réew yi nga xam ne ñoo ñu wër yëpp dañu concerné par trafic bi réew mu mel ni Guinée-Bissau dafa concerné par trafic bi réew mu mel ni Mauritanie bien que kenn du ci wax lu bari dafa concerné par trafic bi réew mu mel ni Mali la même chose donc dañu nekk ci zone ouest africaine bi nga xam ni daf di passage obligé passage bu facile bi nga xam ni lépp li nga xam ni jëm na ci jaay dem dellu si nëbb làq mën na fi jaar mu mën ñu yóbbu ci Amérique mën ñu yóbbu feneen donc suñu fi gisee drogue bu bari dafay normal que loolu ñu mën ko comprendre nag du tere
dès que mu am rek mu nekk événement ñu war ci mën a taxaw. mais recrudescence bi commissaire wax nga lu tax Sénégal doon pays de transit ci drogue boobu ndax ni ñu wër ak ni nga xamante ne noonu la mën a faciliter lii di transport bi mais recrudescence bi parce que si atum 2019 rek saisies yi dafa tàmbalee bëri te avec de grosses quantités lan moo war a recrudescence boobu c'est-à-dire que suñu frontières yi dafa porosité frontières yi amatul contrôle ak yi ni mel. waaw loolu il faut ñu expliquer ko ci comportement wu ñiy trafiquer drogue parce que frontières yi su fekkoon ni dafa póore rek te kenn indi lu drogue yi tamit duñ ko gis duñ ci wax dara mais da ngay comprendre ni fii ñu nekk nii muy Sénégal ñii liggéey ci drogue bi dañu commencé organiser wu fii commencé basé wu fii parce que gis nañ ni li nu bëgg def mën na ñoŋ fii li nu bëgg def mën na mucc fii dañu am problème ci yenn secteurs yi mënatuñu dem Europe directement il faut que ñu jaarale yeneen yoon trafic drogue daf di li nga xam ni dafa bari xaalis ñu koy def duñu ay caaxaankat ay nit la yi nga xam ne dañu jiital xel ak xalaat ak ay moyens yu bari suñu xësee ba taamu ni benn secteur la ñuy jaar dañ koy organiser ñun nag loolu su fekkee dem nañu ba am ay indices yi nga xam ne daf ñu won ni tey ñun la ñu taamu dañuy xoolaat lan moo ñu dal c'est parce que fii yoon la bu normal suñ doon jaar feneen yoon la bu normal fii mooy buntu Amérique mooy buntu Europe mais fii tamit daf di buntu Afrique daf di tamit réew mi nga xam ni des na ñu am vigilance ci mën a protéger suñu bopp contre drogue daf di tamit réew mi nga xam ne dafa ubbeeku ci yeneen réew yi nga xam ne soo boolee loolu espace bi drogue biy circuler dafay rëy ba ñoom dañuy mën a organiser lu ñu bëgg organiser dina tar trop dinañu ànd ak ñun pendant très longtemps ba ñun ñu mën leen dominer ñu soog a bàyyi mais tant que ñoom ñu ngi comprendre ni mën nañ fi jaarale drogue bi dinañ continuer di ko def. xam nga autant alerté woon nga naan Sénégal mi ngi tàmbali di doon plaque tournante li nga xamante ne moom moo di drogue boobu ci bi ngay alerté c'est-à-dire que tey amuñu ay moyens yu ñu mën a permettre tey jii ñu xeex ak loolu parce que yaa ngi ko doon wax naan immeuble yi ñuy gis ci Ndakaaru yi ci ëpp c'est l'argent de la drogue temps boobu bi ngay alerté ça fait presque maintenant 3 ans voire 4 ans. xam nga mbir dañ ci yeewu boo ci yeewu dafa am ñu ciy gis dara di yeete du ñëw rek immédiatement bi ñu commencé di wax naan fii kat dafa yaraax trop par rapport ak trafic drogue bi yàgg na effectivement mais suñu système bi ñu tegoon en place dafa correspondre rek li nga xam ni état bi ci biir vision politique am xalaatoon na ni lii dina doy pour encadrer phénomène bi pour mën ci dara mais dañuy jàng am ay jàngat yu ñuy def à partir d'événements yu mel nii effectivement fii Sénégal yàgg na nekk plateforme trafic drogue ça veut dire que dafa nekk zone de nekkoon zone de trafic transit drogue bi daf fiy ñëw nekk zone de trafic yi tamit parce que fii dañ fiy weccoo di fi jënd dañ fiy jënd lu tuuti dañ fiy jënd lu bari dañ fiy denc su demee ba nekk noonu nag léegi pour ñu mën ci mën dara il faut que événement yu mel nii am ñu commencé gis mais du tere alkaati yi ak gendarme yi ak douaniers yi nekkoon ci biir dinañ am occasion ci situation yi nga xam ni sur le plan international moom la ñuy gis ñoom ci coopération dinañ xam ni fii kat affaire baa ngi évoluer dangereusement tey jot na donc ñu comprendre ni même su fekkoon ni sax farluwuñu woon parce que li ma doon wax avant kenn gisu ko su fekkoon farluwuñu woon ci loolu tey jot nañu gis def jàngat ci li nga xam ni moom moo xew ba mën a changer suñu taxawaay. dañuy faral di wax ne Sénégal on a la meilleure police tey ñuy wax itam ne est-ce que mën nañoo jàpp ne li rëcc moom moo ëpp li nga xamante ne moom la ñu jot a teg loxo wala lu ñu teg gët. waaw man dama ay affaire on est à la meilleure police bi fi nekk police la mais loolu rek doyul avoir la meilleure police loolu doon koy ndamoo réew mu nekk mën na wax loolu mais lii essentiel mooy ñu dellu ci li nga wax nii léegi phénomène bu mel nii bu amee dañuy évaluer sunu bopp dañuy xoolaat sunu bopp sunu taxawaay nan la ñu taxawee par rapport ak moom ba seet lan lañ ci mën a def ba seet nan lañ ko mën a changer tant que defuñu noonu wax ni on a la meilleure police on n'a pas la meilleure police du tax mbir mi changer donc il faut que ñu seetaat sunu taxawaay pourquoi parce que tey li wóor ba wóor mooy am nañu problème bi nga xam ni toll na ni drogue bi dina fi dugg dina fi jaar dina génn nu muy duggee war nañ ko contrôler nu muy génne war nañ ko contrôler loolu ci njàngat bi rek la ñu mën a organiser waat suñu bopp mën ci taxaw. waaw de par votre expérience. vigilance boobu ñàkk compétence la wala ay moyens moo amul. xam nga réew mu nekk li mu am moom lay taxawee ci phénomène bu toll noonu. am na luñ fi jotoon def déjà li nga xam ni moom mooy organiser suñu bopp organiser ay services dénk leen mission boobu
ñooñu forcément dinañ am benn niveau de compétence bi nga xam ni mu ngi dépendre woon ci problème yu ñu doon jànkonteel ba problème bi dépassé leen parce que lutte contre criminalité noonu lay demee da ngay dem ba yàgg phénomène bi jël benn ampleur bi nga xam ni dafa lay obligé nga taxawaat donc du poser au problème compétence dañ naan léegi lan moo war lan war a changer su fekkee dem nañ ba naan police sénégalaise c'est une très bonne police ça veut dire que compétence am na fi mais ci par rapport ak li nga xam ne moom lañ jàkkaar lool muy insécurité bi nga xam ne drogue moo ko indi fan lañ war a taxawaat lan war a changer moyens yi fi nekk ñu évaluer leen moi je préfère être conséquent comme ça ñu évaluer leen seet nan la ñu toll lan moo ci manqué lan lañ ci war a yokk nan lañ ko war a defaree nit ñi fi nekk ñu évaluer leen seet lan mooy seen capacité est-ce que seen formation doy na est-ce que seen taxawaay doy na est-ce que nit leen ñaaxee doy na est-ce que quantité nit ñi doy na ñu seet stratégie yi nga xam ne moom la ñu teg pour que ñoom ñu mën a contre drogue bi est-ce que loolu doy na je crois que ñun ci boobu étape la ñu toll sinon on a une police qui peut faire le travail réew mi li mu am moom lay jàkkaarloo phénomène bi tey suñu nee police bi baax na wala bon na yi tamit loolu du tax ñu régler que dañ naan ko jógal taxaw nga ànd ak ñi nga xam ne ñooy réew mi ñu seet nan lay def ba régler problème et je suis sûr que capacité yooyu am na. mais commissaire man li ma doon laaj mooy man li ñu jàpp ci drogue bari gi mu bari man moo ma jaaxal quoi man moo ma tiital parce que li quantité bi ñu jàpp dafa mel ni kon. ak fan lay jaar. ñi nga xamante ni bi non est-ce que li romb moo ma jaaxal quoi li romb nu mu war a toll li ñu jàpp parce que dafa mel ni. man dama jàpp ni laataan ñu leen ñuy jàpp am na lu bari lu jàpp ba nit ñi defee ne sax Sénégal gi nooy neex la nooy neex nag ba far nag ñu ne nañ fi jaarale lu gën a bari. waaw mais dama leen di expliquer lu simple. est-ce que loolu tamit mu simple mu jaaxal leen rek mu ñàkk leen jaaxal dañuy dellu siwaat ci trafiquants yi nu nuy comporté woo du lii moo koy expliquer il faut nga comprendre ni traficu drogue yéen a ngi naan drogue bi 50 milliards lan leen fi gis ñu tudd une tonne ni 50 milliards benn tonne 50 milliards 1000 kilos 50 milliards ci ban marchandise la loolu am est-ce que vous ngeen comprenez. waaw moo gën a seer pétrole de. ah drogue moo gën a seer pétrole waaw drogue rek moo mën a indi loolu ak njubadi rek moo mën a indi loolu ba tax na ñooñu bu ñuy dem seen pexe mu ngi ci li ñu yore doole li ñu yore mooy seen doole soo xoolee ni une tonne jaar na xalaatal ni ñoom bi ñuy dem dañu am objectif fu yóbbu fenn fukki tonne téeméeri tonne ñaar fukki tonne ainsi de suite loolu pour ñu mën ko def il faut que ñuy attaquer suñu attaquer dañuy dugal lu bari lu ci rëcc baax na parce que benn tonne drogue bii ngay gis di ko xeeb nga naan 1 milliard la ëpp na 50 milliards ëpp na 50 milliards bu àgg fi ñu koy consommer donc li ñuy perte ñoom ci ñu jàpp benn ñu envoyé fukk ñun ñu jàpp ci benn boobu nga xam ni rëcc autant pour moi ñu envoyé fukk juróom-ñeent yi ñu jàpp leen benn bi rëcc fay na juróom-ñeent yi dem fay na li ci des ba Westka donc ñoom bu ñuy lancer dañuy lancer lu bari évaluer nag li nga xam ni moom lañ ciy jàpp ñu continuer ak li ci des quelquefois dañuy lancer rek teg la ci piste pour nga jàpp wala pour nga gis loolu fekk na ñoom njuuy nañ la jaaree feneen donc fii suñu demee ba ni effectivement yaraax na c'est parce que ñoom dañu seet fu ñu mën a jaar bu question yaraax da nga naan ñi nga xam ne adversaire bi kat mooy xeexal dafa seet fi mu mën a jaar seet Sénégal taxawaay bi ni mu demee seet avantage yi nekk fii pour trafic am seet zone yi ko wër seet réew yi ko wër seet yoon yi mu mën a utiliser seet complicité yi mu mën a am fii seet ñi nga xam ne mën nañ ci jàpp seet xaalis bi nan la mën a soppee jikko yi fii mu daal di ñëw installé liggéeyam fii di ko def nag di ko def ba loolu rëcc ko parce que yeneen réew jaar nañ fii nekk ay plaque tournante ñuy xeex di xeex ba loolu wàññeeku wala mu jóge fa il faut que ñun ñu comprendre suñu dimension problème xam ni du xalaat effectivement li nga wax ñoom dañuy organiser wu pour que fii nga jàppee benn boo def avant nga jàpp lu bari jaar na fi fii nga jàppee benn moment bi ngay jàpp leneen dem na noonu ñoom noonu la ñuy liggéeyee parce que du bii rek lu bari bii xëy na benn la ci juróom yu romb donc noonu lay demee. d'accord mais juste rek une question. non allez-y. gis nañ ni saisie bi dafa importante trop. waaw wax nga ko xëy na lu ëpp loolu sax jaar na fi mais gisuñu ko mais aussi ñu dégg ci mbirum sàcc drogue boobule. waaw est-ce que cela représenté wul benn scandale boo xamante ne war na mën a secouer tey jii police bi ak suñu douane parce que aussi saisir nañ ko d'accord mais bu ci sàcc amee aussi loolu c'est dangereux. waaw xam nga. noo ko jàngatee lu mu mënti doon rek suñ ko comprendre du nu gaañ. ci naka te pendant que am nañu occasion ji waxaat ci tey. il y a 5 ans loolu laa waxoon.
ni drogue bii ñuy jàpp ci Sénégal waaw dafa am ñuy organiser di ko dugalaat ci marché bi si ñu ni ma doo ko fi waxee loolu laa wax ñu ni ma déedéet noppi ma ni déedéet du ma noppi parce que su ma noppee su ëllëgee su ma fi jógee da ngeen naan man mii maa ko doon def tey dinañ ko wax lu ma ci góobe gar ko y a pas de problème tey demaat nañu ba ay situation yeneen jiitu na lii parce que am na fi yeneen événement yu am ay alkaati ak ñeneen gendarme yu ñu jàpp ci mbiru drogue yi nga xam ni dañ ko doon ëybal di ci jéem wut xaalis muy ñëw di ñëw ba ci cas bii nga xam ne nag dafa fës 1 tonne de drogue ci biir loolu ñu am lu génn dañuy dellu si waat suñu xel daal di xalaataat ni drogue bi li indi loolu du ñun ñoo bon mais c'est que drogue dafa bari xaalis li nga xam ne dafa bari xaalis noonu ñi ko jegee ñii dañuy baax te seen bopp gore ba xaalis boobu du leen sonal ñeneen ñi nag ci côté bi il faut que ñu wut nun ci amee ay pexe loolu am na France am na feneen su amee nag soo comprendre ren yow mën na am ci sa biir système da ngay aar sa système protéger sa système jot na tey question boobu ñu jël ko très au sérieux xam ni drogue bi effectivement mën nañu jaar fu nekk am na yeneen façon yu mu mën a jaaree xaalis drogue bi am na yeneen façon yu mu mën a jaaree mais ñun drogue bi mën nañu jaar fu nekk il faut ñu comprendre ñi ko jegee drogue bi moo leen tooñ moom moo leen jege parce que dafa bari xaalis mais il faut ñu protéger leen protéger askan bi contre loolu fexe ba ni ñu koy jëlee ak fi ñu koy jàppee ak fi ñu koy denc loxo bañ fa yomb dugg à ce moment dinañ aar loolu mais bu ñu accuser ay nit ci lii wala laa problème bi problème mu responsabilité la ak organisation suñu comprendre problème bi ñu am dinañ ko mën a faj sànq ñu ngi doon wax ci wàllu porosité commissaire soo gisee en général doomu Sénégal li ci ëpp autant daan ñu leen woon dégg ci yenn trafic yi mais depuis un certain temps il y a une certaine nationalité boo xamante ne dañ leen yàgg di tudd ci loolu soo gisee bateau bi ñu jàpp sax si ñoom la bokk dañu ñëw implanté wu fii Sénégal te en général quand on parle de trafic de drogue ñoom lañ ciy gën di joxoñ baaraamu tuuma de ce fait la sécurisation de nos côtes. waaw xam nga phénomène délinquant du problème mu nationalité problème mu intérêt la ak relation ñun dañu mujj jot ci drogue yi rek la mais je ne suppose pas que ni mu pratique gu drogue liée ak nationalité dañ ci mujj jot boo xoolee drogue dure mu ngi fi dugg vers les années 80 ay 80 82 ñu gis fi tuuti drogue ñu naan cocaïne la lii dafa weex ñii dañuy jamu mu commencé di évoluer am na ñi nga xam ne ñooñu gën jóge feneen mu ngi mel ni rek épidémie bu am ñi la gën a jege foyer bi central bi ñoom ñooy jëkk infecté wu ñooñu nag ñooy ñëw au fur et à mesure comme ñooñu ëpp expérience dañuy ñëw fii installé wu fii commerce bi di leen profiter mais sénégalais yi ñu ngi leen di dab parce que sénégalais yi ñu ngi trafiqué fii yàgg na ay sénégalais nekk ci milieu drogue bi di nekk ay passeur di yóbbu drogue ay quantité di jaay feneen fii ak feneen di nekk Europe nekk ci réseau yi te kenn xamu ko pourquoi parce que waxu drogue dure bariwul woon fii bi mu demee nag ñun léegi ba ñu comprendre phénomène bi jàppuñu ci la ñuy soog a commencé gis participation sénégalais yi yeneen nationalité yi wax ci ñoom am na solo parce que ku la ëpp tradition ci dara rek boo deful ndànk moo la ciy ëpp pexe ku la ci ëpp tradition ëpp la ci xam-xam moo la ci sa loxoom fi muy àgg sa loxo du fa àgg du ñoom sud américains yi nga xam ni ñoom ñooy organiser lii yëpp c'est très important ñu wax ci ñoom ñeneen ñi nga xam ni même à côté de nous ici yenn réew yi nga xam ni ñoom dem nañ ba nasax ndax trafic drogue il faut ñu wax ci ñoom mais encore une fois nanu moytu suñu bopp d'abord par rapport ak ñeneen ñi parce que ñeneen ñii tamit même suñu ci jëkkee même su fekkee ni am nañu responsabilité ñoom ci ñun lii ñuy def du problème mu frontières yi problème mu réseau la réseau ay nit ñu bari la yu bokk intérêt du ay nit ñu bari ñu bokk nationalité ay nit ñu bari ñu bokk intérêt la suñu demee ba dugg ci fii rek ça veut dire que sénégalais yi ñu ngi dugg ci biir ñoo leen di jàppale ñooy ànd ak ñoom di jaay ñooy ànd ak ñoom di trafiquer mais c'est-à-dire que ne Sénégal dafa am cartel ak léegi université oustaz mi ngi koy junj léegi dañu gis ne foofu tamit trafic de drogue bi dafa implanté wu carrément xam nga cartel dafa am dafay mel ni lu am lawten du Sénégal mooy am cartel à proprement parler cartel yi ñoo koy jël cartel yi ñoom ñooy dugg fii cartel dina téye réew ba réew mi institution yi dootul mën fonctionner police xam nga dañ ni kii dafa sàcc fii cartel yi dañuy dugg ci biir système yi contrôler responsable yi chef yi ak ñu ndaw yi ku ci nekk ñu seet la yow yaa tudd Mamadou Abdoulaye ñu topp la di la régler ba dugal la ci biir yow pourquoi parce que mën nga jàpp ci li ñuy def
yow yaay gérer la am nga ay grade am nga lii ñu jàpp la diggante xaalis la ak drogue boo ci bugg rek xaalis ak drogue ak beneen pexe bu ñu mën a am boo ci bu sa bopp woyof rek dinañ fexe ba jàppale ci loolu mooy problème mu relation wu nit ak drogue ak cartel yi donc cartel mën nga am ay sénégalais ay guinéens de Bissau ay marocains ay sud américains ñoom ñëpp ñu ngi ci biir cartel bi ku nekk ak sa rôle ku nekk fi nga positionné fii mën nga fi am benn ay réseau yu fi croisé yi nga xam ne ay adversaires lañu sax bokkuñu dañuy concurrencer dañuy xeexante ñooñu ñëpp mën nañu présent fii ci Sénégal ku nekk di wut sa affaire baax ñoom ñuy xeex seen diggante mais pendant ce temps ñun ñooy victimes yi ñun la ñuy contrôler par rapport ak université bi muy wax université drop yàgg na ci milieu wu jàng parce que foofu la ay xale bari ay xale lu góor ay xale yu jigéen ñooñu ñoo gën a yomb dugal ci lu mel noonu parce que seeni dañuy tendance lu nu gis rek dugg ci. mais commissaire est-ce que foofu nekku ni ñoom yamba lañ tàmmoon université yamba bi mais drogue bi est-ce que daan na fa faral di dugg man yamba xamee woon naa ko étudiants yi. waaw mais drogue yamba daan na fa am yamba particularité boo gisee sax fa lañ doon célébrer ay anniversaire Bob Marley université da daan toj. waaw mais Karim mi xam na ci dara. mais lii moo indi leneen lu la dugal ci yamba bi moo lay dugal ci leneen. parce que fii ngeen di wax ni fa la cocaïne bi jëm fa lañ koy utiliser muy Sénégal di feneen fa la ñuy utiliser drogue bi. nii ñuy fexee pour cocaïne di dem. noonu la ñuy charger fii ay bateau ak leneen ay conteneurs pour que yamba bii ngay xeeb par exemple dem Europe ñu ciy defar xaalis parce que am na ñi nga xam ni bugguñu cocaïne mais yamba moo leen gënal ci lañuy def seen xaalis su dee mandi rek suñu ci drogue ñoom yamba moo leen gënal te yamba yi dafa am ay variétés yi nga xam ni seen dangerosité yi tamit mën na jege dangerosité ba bien que bokkul soo seetee ñun fii par exemple brown bi ñuy utiliser nga xam ni mooy yamba bi nga xam ni ñuy jóge en général côté Mali yi laay consort moo gën a fort fuuf suñu yamba bi nga xam ni ñaakoy bi ñuy defar fii moo gën a fort fuuf mais soo demee yamba Mali bi moo ëpp doole yamba Mali moo ëpp doole bi yamba Sénégal bi jóge bi dafa am ay variété ñax bu nekk dafa am ay variété dafa am bi nga xam ni toxicité bi moo gën a élevé dafa am bi nga xam ni li mu lay jàppe moo gën a fort loolu dafa am ay distinction moo gën a cher encore donc soo seetee loolu rek da ngay comprendre ni yamba bi marchandise la cocaïne bi marchandise la li ñuy wax nag drogue dure mooy particularité bi c'est que du tux rek mode prise bi la ak conséquences yi sa organisme ak ni nga xam ni moom lay nasaxalee askan nan lay nasaxalee réew moo tax ñuy xeex contre loolu mais yamba bi tamit lu mat a bàyyi xel la université milieu bi nga xam ni dafa vulnérable mooy dafa yomb dugg loo fa dugal mu dugg fa tey nanu constaté rek que ni drogue dure bi mu nga fa et effectivement mu nga fa parce que déjà bi may commandé point E ça fait vers les années 90 drogue dure mu ngi woon université te mu ngi soog a dugg fii mais drogue dure pourquoi parce que nationalité dañ fay bari ku nekkay ñëw indi ak li nga am donc drogue dure bu mës na fa nekk voilà. d'accord xanaa ñu avant ñuy ma laaj ko benn rek am na benn parce que aussi ci biir dëkk bi la ñun am nañu ay gouvernants donc ñoom ban taxawaay nga yaakaar ni ak sa expérience bi nga xamante ni am nga ko ci te bu ma juumul yu mel nii nga doon dénoncer ba mu jural la radiation ak yooyu yëpp mais tey jii ñoom nan la ñu mën a taxawee pour aar askan bi ci drogue yooyu même buy transiter pour dem aussi rawatina nag muy wàcc ci askan wi xam nga li nga xam ni xam nga ko day yomba xeex ñun xam nañu tey ampleur u catastrophe bi par rapport ak drogue bi ah li nu amuloon comme réaction démb mën nañ ko am tey ça veut dire quoi ça veut dire li nga xam ni moom la ñu am comme ay institutions yi nga xam ni seen rôle moom mooy xeex drogue bi loolu mu ngi fi war nañ leen mën a évaluer war nañu mën a xam ñaata lañu nan lañ leen organiser ak lan mooy seen mission ak lan mooy seen performance yi ñu mën a def ak lan mooy seen ay jumtukaay yi ñu am ñu xool est-ce que loolu doy na man sama point de vue mooy tey immédiatement rek war nañu seetaat leneen soo xoolee OCRTIS idée bu rafet la parce que dafa nekkoon benn anticipation ci spécialisation waaye wax dee la tudd wax dee wax dee la tudd wala wax sacrifier sa bopp yenn yi boo ko dénoncé du baax
soo waxee OCRTIS. waaw ma ne boo ci gisee yenn yi dénoncé ko. waaw rek bu yat dal sa kaw. non non du loolu c'est-à-dire man damay considérer que ni. ñun ñëpp dañu nekk ci benn niveau de responsabilité bi nga xam ni. kii ragal dara yow da nga bugg dara ba ragal dara mais su fekkee responsabilité rek mooy tax mooy ngay wax il faut que ñu d'accord ni OCRTIS idée bu normal la. parce que dañ ni OCRTIS ñu ni lan la yow su ma la waxee OCRTIS da nga naan benn service police bu nekk fële la. waaw koo laaj fii loolu la lay wax. alors que OCRTIS dafa mel ni nga ni poste espèce agence la ci biir système de répression yi spécialisation la. bi nga xam ni képp kuy sol tenue di xeex drogue am nga fa place parce que loolu mooy vocation am dajale ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo bokk di xeex drogue. muy police di gendarmerie ak douane ñoo fa war a daje. mais tant que pression bii amul je crois que duñ ko mën a dellu ci vocation normale am parce que au lieu que mu nekk loolu ku nekk da nga jaar sa bor. police dafa dem fële di def drogue nekk OCRTIS gendarmerie dem def fële di def drogue nekk OCRTIS douane dem def fële di def drogue déperdition boobu loolu nga xam ni dañ koy perte ci ñàkk collaboration ñàkk boole suñu doole loolu dafa am importance que ñu corriger que déjà loolu mooy premier jalon bi deuxième jalon bi mooy ñu évaluer que normalement seetaat ba ci formation ñi nga xam ni ñooy liggéey ci drogue bi seetaat ba ci moyen technique yi nga xam ni moom lañ leen jox mais seetaat bi itam conditions yi nga xam ne moom lañ leen di liggéeyloo il faut que seen ay jumtukaay mat il faut que seen ay nombre mat mais aussi il faut que ñu protéger leen parce que nit ki nga xam ne da nga koy teg fii ñu ngi wax naan 50 milliards ci une tonne nga koy rombloo loolu bis bu nekk moom su fekkee ni protéger woo ko ci biir li nga xam ni moom nga koy fay ci biir li nga xam ni moom mooy faj ay soxlaam dafay nekk à portée de tir pour que ñiy yóbbaale ko voilà loolu boo tax sax ñu ngi am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne commissaire li ñuy taal est-ce que am na ñu tuuma ne est-ce que li ñuy taal sax drogue la gaa yaa ngi wax naan est-ce que li ñuy taal du rax ay fëriñ ak ay kiiw ak affaire yooyu da nga may delloo siwaat gannaaw rek waaw tant que loolu moo tax loolu laa doon wax ni war nañ ko seetaat parce que en réalité liñ doon taal de bari na ci lu nekkul woon drogue waaw pourquoi parce que man affaire bi ma doon traité mooy ku ma ni kaay lii nga yoree nga jox ma ko ma jox la xaalis bu baree bari ñu jëli ay nit su fekkee dafa nekkoon nen ñu defaraat nen yu mel noonu mais du drogue mooy nekk ci biir su fekkoon dafa nekk bant ñu defaraat bant bu mel noonu mais du drogue mooy nekk ci biir c'est-à-dire emballage bi la ñuy préserver yow nga toog yor sa ay buul ak say affaire mu mel ni drogue moo ci nekk alors que yoruloo drogue ñun yóbbu nañu drogue bi à côté de ça ñu joxaat la xaalis nga dem toog loolu moo doon problème bi nga xam ni man ci loolu laa nekkoon ñu ni ma kaay def loolu man leen maa bañ dem seeti ministre bi daal ni ko du ma ko def loolu moo fi xew te man du ma ko def ñu ni ma déet ma ne du ma ko def ñu dem ci enquête ba ci biir nag léegi féewaloo am ay incident am mënatuñu déggoo suñu biir ay kilifa pourquoi parce que kii dafa xëcc jaar fii man ma xëcc jaar fii mais ma comprendre ni su ma continué wul yoon bi may jaar su ëllëgee sama kaw lay dal li nga xam ni dama ñëpp nan ni buñ ci wax mën naa ci wax tey su ëllëgee damay retraité su ëllëgee da nga ma fiy jëlee à ce moment rôle bi ma nekkoon position boobu keneen moo ciy nekk est-ce que il aura le même choix que moi mën na ma gën a dëgër bopp suñ ne bàyyil mu commencé ci man kat bi ma fi ñëw commissaire Keita laa fi fekk te lii la fi bàyyi man déedéet man balaa ma fiy jóge day baax wala mu ñàkk baax wala ma jóge fi mu jeex tàkk mais drogue boobu ñu doon wax man li ma doon wax mooy lii fi nekk nii drogue bu weex bii fi nekk li ñuy lakk du dara parce que dañuy indi yeneen nit man ma joxe ka ñu defaral ma ay buul defaral ma ay kulung defaral ma ay butéel bi soo ko indee ma am ci ay butéel ñu defaral ma butéel bi ba mu fees dell ak lu weex su ñuy demee lakk ma daal di koy génne daal di fekk drogue bi dem na bu yàgg kooku ko doon def kooku ma ko doon proposé mu ngi ci kaso bi mu ngi ci kaso bi génnul parce que c'est tellement vrai que loolu moo doon pexeem que ni bi ma ko laxasee ba pare génnul man bu yeboo ñu dàq ma mais génnul moom mu ngi ci kaso bi leneen li nga xam ni moom la ñu mën a def mooy tegaat ci leneen tey pour que loolu continuer ñu mën ko faj ci point boobu avant Sa Ndiogou di ñëw mi ngi def signe rek pour bëgg a wax waaye balaa moo ñëw Betty dañuy wax rek ci nu mu tuddati mesure dissuasive yi tey jii mën nañu ne ku ñu jàpp ci wàllu drogue ak yi ni mel criminaliser nañ ko tey jii ndax loolu rek ça suffit et de par votre expérience qu'est-ce qu'il y a lieu de faire tey jii pour amoindrir les faits bon kooku finalité wu répression bi la mooy ñu jël nit ki yóbbu ko tribunal condamné ko d'accord naa ci loolu
am na ñu bari ñi nga xam ni ñu ngi poser débat di wut ay motifs pour ni nañu dindi loolu d'accorduma ci c'est un débat très complexe ku ci nekk nag ci sa centre d'intérêt ngay analyser fi nga xam ni fa la sa liggéey nekk wala foofu lan lay interpeller fa ngay pousser la pour ni nañ def lii mais suñ ko defee su ëllëgee dinañ yàqaat lu bari je ne crois pas que ce soit là-bas li nga xam ni moom lañ war a def dëggantaan mooy defaraat sunu taxawaay parce que il est question de décourager ay nit décourager sooy xeex ak benn phénomène délinquant ñi nga xam ne dañ ci am pexe da ngay dem bu ñu décourager wu décourager mooy ñu xam ni fii kat duñ fi neexlee loolu nag dafa laaj organisation bu mat sëkk ak taxawaay bu mat sëkk fii au plan central ci service yi ci seen ay mission ci seen ay moyens seen taxawaay ak ni ñu leen di surveiller gis nga service administration dafa jot tey suñu administration yi ñu am ay procédures yi nga xam ne procédure suivi évaluation la c'est que lu ñu la dénk ñu toppaat sa gannaaw di daw di seet ndax yaa ngi ko doxal soo demee Europe États-Unis dafa am ay police yi nga xam ni ñoom seen liggéey yëpp mooy topp ci gannaaw police yi di seet ku nekk nooy doxale ku nekk nooy doxale duñu xaar ba ñu ne alkaati bi def na lii wala gendarme ñu soog a daal ñëw taxaw déedéet tout le temps ñu ngi seen kaw loolu mooy permettre ñu mën a évaluer loolu mu am nag ay attentes lu may wax obligation de résultat ñi nga xam ne dañ leen dénk loolu ñu am fu ñu leen di xaare mais bu fekkee dañ leen di dénk loolu rek mu mel ni ñoom seen affaire la tant que tojul nii kenn du wax du mën a dem fenn l'autre aspect de chose c'est que ñu attirer attention wu réew yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal espace ñu développer coopération internationale bu forte li ci gën li mu loolu yëpp ci lan lay basé wu ñu am suñu politique bopp parce que suñu politique bopp moo ñuy aar tey par exemple boo gisee bi ñu ne lii rek dañ ni Interpol ñëw na waa officier de liaison tubaab yi ñëw nañu officier de liaison tubaab yi la ñëw nañu tel ñëw na ñëpp ñooñu fi nekk yëpp ñu ngi fii officier de liaison ñu ngi fii la ñuy liggéey fii la ñuy basé seen mission moo fii lan fexe ba drogue bi jóge fii Sénégal bi jaar fii Sénégal bañ dem Europe donc dañuy xeex drogue bi ci seen biti réew pour que mu bañ ñëw ci ñoom ñun nañu fexe ba am système bi nga xam ni day xeex drogue bi fii pour que mu bañ fi ñëw su fi ñëwee yi tamit lu fi dugg ñu jàpp ko noonu la ñuy définir politique. waaw commissaire maa ngi lay ziar bu baax a baax. di nuyu ñëpp di présenté wu bu baax di la ziar. vraiment affaire yi am na solo waxtaan bi am na solo trop mais man dafa am lu ndaw rek lu ma bëggoon souligner par rapport ak drogue bi Sénégal parce que boo seetee commissaire moom li taxoon mu am problème ba ñu rajo ko et tout dafa bokk ci li mu doon comme li mu expliqué ba ñëpp Sénégal yëpp xam nañ ko léegi bi ñu tegee ñetti at ñu gisaat lu mel nii c'est-à-dire kon yàgg na am xëy na peut-être yow da nga bañoon rek quoi avant nga yegg si foofu peut-être amoon na mais damay wax ni nga xam ni moo am ci wàllu drogue bi Sénégal par exemple boo duggee prison da ngay gis yamba bi Sandiogou doon wax sànq parce que yamba bi dañuy gis ni comme loi Latif Gueye bi xale bi bu ñu ko fekkee mu yor benn couchon mooy joint bon bu ndaw moom mën na tëdd ci kaso bi 2 weer te jàngam yàqu léppam yàqu te da ngay gis jaaykatu yamba dëggantaan moom en général du sax gaaw am problème wala ki nga xamante ni drogue dure bi parce que drogue dure d'habitude mu Sénégal amuñu woon habitude xam drogue dure comme ni nga ko expliqué te léegi drogue dure bi cocaïne bi ngi dugg ci biir ghetto bi carrément te musuma gis ba léegi justice bi def ci jaaykatu gis nañu fi ay kilifa yu mag yu ñu jàpp ci drogue dure la ñu wax te dañ leen bàyyi ñu génnaat te ba léegi ñi nga xam ñooy subir kaso bi ci wàllu drogue ñoom au fait ay consommateurs la ñu yoo xam ni li ñuy tux sax ay du dara ay couchon la est-ce que amul beneen xeetu doxalin bu ñu mën a doxale pour mën a fexe ba éviter peut-être ñi nga xam ne dañ leen di téye ci kaso bi ci loo xamante ne amaana sax du drogue carré du sax drogue man dama naan du sax drogue parce que yamba bi xale yi di tux ci yu ndaw ñi leen koy jaay ñu ëpp fuuf ñoo ci mën a gën a gaañ xale yi que xale yi consommer ay tuuti yamba et tout lan mooy doon sa xalaat yow en tant que parce que xam naa ni am nga ci expérience bu bari quoi. Karim li mu wax ni dafa mel ni. xam na affaire de couchon. man du ma tuux sax cigarette. bàyyi ma rek ma yeggali. non mais couchon bi nga wax quoi commissaire. bi mu nee couchon man bàyyil commissaire xamoo ci dara wala bu dee da ngay consommer nga wax ñu commissaire wuyul ci laaj. ba pare li may daanale tamit noppil li may daanale moom aussi commissaire. yow Karim xam nga affaire yi de couchon. yow commissaire yow jotoon nga réclamer maanaam jotoon nga wax affaire yi wane ko expliquer ko ñu dàq la ci est-ce que loolu bokk na ci liy motiver aussi keneen ku gisaat affaire bi est-ce que dina am sañ-sañ wax ko même su fekkee ni sax du laal ci xaalis bi est-ce que dina am fitu taxaw ne drogue bi kat ñi ma koy defloo nii parce que Latif Coulibaly dafa taxaw carrément biñ la rajee ne dàq nañ ko ñëpp Sénégal yëpp di ko xool mu nekk lu ci liggéey boo xam ni yow sa liggéey nga doon def ni mu waree loolu danger bi ci nekk ban leçon lañ ciy jàng lan la ci Sénégal di tirer quoi comme leçon. d'abord affaire dañu wax ci li nga jëkk posé comme question c'est
ñi jaay drogue dure ñu ngi ci kaso bi bu leen nax seen bopp. dafa am na nga xam ni ci mbedd mi leen koy wax mais il faut que ñu respecter ñeneen ñi seen liggéey ñu ngi ci kaso bi ñi ma ci xam ñu ngi ci kaso bi kuñ ci bàyyi yi tamit dafa am xëy na ci ni nu la jugé lu war a tax ñu bàyyi la ci procédure bi nga xam ni moo la engagé ci tribunal lu tax ñu bàyyi la mais ñu ngi ci kaso bi trafiquants yi ñu ngi leen di jàpp système bi nag dama la wax ni la xëy na am na ay défaillance loolu lañu war a régler mais kenn jàppul xale yi tux yamba en général on les garde même pas di leen tëj ci kaso bi di bàyyi ñeneen ñi moi je crois que à ce niveau là il faut que ñuy communiquer normalement que man mënuma expliquer phénomène benn à la place des magistrats dama naan lii nga wax nii kat effectivement rôle lu magistrat yi la que ñu contribuer dans ce débat là à éclairer les gens sur naka la ñuy juger nit ñi lu tax ñii nekk nii lu tax ñu jàpp leen ak i tamit ñi ñu jàpp ci problème mu drogue dure ani ñu man ki nga xam ne dàq nan ma n'est-ce pas mais ki nga xam ni moom laa jàppoon ni du ma ko bàyyi ñu ne ma déedéet bu fa àgg ma ne du ma ko bàyyi mu ngi ci kaso bi il en a pour 10 ans waaw il en a pour 10 ans ça veut dire que quel que soit alpha administrativement am na lu war a tax man ñu poursuivre ma ñu topp ma dama koy reconnaître objectivement parce que soo nekkee alkaati da ngay nekk ci système bi nga xam ni am na lum la dul baal moi j'ai accepté que loolu daal sama kaw pourquoi parce que su fekkee sa kilifa daf la wax nii defal nii nga choisir dama taamu man aw ma ci lu ma neex aw ma ci lu ma naqadi li ma bëggoon mu nekk moom laa bëgg mu nekk mais dama taamu jàmmarloo ak kilifa gi peu importe la suite m'a donné raison dem na keneen dem na ñu ngi fii tey di wax donc nanu ànd avancer de manière résolue ñu mën a seet lan la ñuy def te ci li Karim wax noonu ci mesures yi ñu jël waa Latif Gueye boobu moom moo indi tey ñu criminaliser li nga xamante ne moom moo di drogue ba kuñ ko jàpp di nga tëdd 10 ans tey ñu bëri am na ay jigéen yu bëri yoo xamante ne ñu ngi doon trafiqué yamba diggante Mali ak Dakar tey jii ñu ngi tëdd camp pénal bi di purger des peines de 10 ans am na ñoo xam te ne xam naa ci ñu bëri nag ay man damay dugg man def naa kaso presque 3 fois yoo xam ni ay xale yu ndaw laay fekk ci kaso bi dañ leen fekk ñuy tux ay joint bu dox mënoon leen may suet ça mënoon nañu xool beneen sensibilisation bu ñu mën def pour dimbali leen génne leen ci loolu que ñu yàq seen jàng wala yeneen yoo xamante ni ñu nekk ci kaso bi ci benn joint bu ndaw bu doon tux c'est-à-dire man waxuma dañ leen war a bàyyi ñu tux baaxul mais est-ce que warul mën a am yeneen xalaat yu ñu mën a teg pour sauver xale yi ci loolu pour dindi leen ci et puis bàyyi ba maanaam réinsérer leen quoi bu ñu mën a mais xalaat boobu rafet na moo tax moo wax la ni la suñu jëlee suñu responsable jël responsable de keneen du dem loolu benn situation la bi nga xam ne mu ngi nekk diggante magistrat yi ak administration pénitentiaire ñoom seen spécialité la pour ñu seet nan la ñuy traiter question yooyu pour intégrer ci yow souci bii nga am tey ñoom ñu intégrer que ba fi nga leen di woo ñun mën fa àggandoo à ce moment police dina am lu ñu koy sas ci nu ñuy gérer xale yi nga xam ne dañ leen fekk ñuy tox bu ñu demee ba tribunal magistrat bi ñu xam ne lii sas nañ ko bu demee ba ci kaso bi ñu xam ni ñi yore kaso bi lii sas nañ leen ko mu dem ci rééducation bi réinsertion yooyu notion yëpp dafa am ci loi bi dafa am ci administration yi mais il faut qu'on pose les véritables débats il faut que ñu woo ñëpp ñi nga xam ni ci la ñu bokk ñu laaj magistrat yi lu tax xale yi di dem kaso lu tax ñu fay yàgg lu tax mënuñu fexe ba am beneen solution moi je suis d'accord participer ci benn atelier bu mel noonu mais il faut que ñu respecter ñeneen ñi ci seen biir liggéey ñu d'accord ni problème bi am man d'accord naa ak yow ni problème bi am na mais su doon sama sago ñu boole ci ñeneen ñi waaw Betty jox naa la lenge yi pour nga jox ko su paree ñu ñëwaat ci actualité ak mais du ma ko jox bu ma ko joxee day yomb bàyyi ma dem ci sama kumpa ma ni nga noppi du ma la jox de bon nabar waxal sa kumpa gi fatt nga ñëpp ci plateau bi alors tey nag kumpa gi loo xamante ni graine boo xamante ni at mu ne mu indi coow ci Sénégal moo xam waaw boo xam ne at mu ne mu indi coow ci Sénégal xam naa ko mujj mais après bu dee dañoo du loolu mooy sa indi wala nga amaat leneen pour man moom leer na ci man at mu ne dina indi coow foofu daal laa mën a gum yem ci kanam dinaa ñëw ci problème yi muy indeeg yooyu parce que bu ma yebbee yëpp ñëpp xam ko di mais daal jàpp leen ni rawatina ci nawet bi heure bu at mu ne daal mu indi coow mi ngi nii saa man wax ma ak yow de jéem a réeralaate ren di xam naa ko voilà ay ca ma bàyyi laat sëñ Modou Bousso Dieng ñëw sunu gan muy Serigne Modou Bousso Dieng sëñ Modou ñu gis ni ki nga xam ni mooy le président de la République amal na ngan Touba
dem na Touba seeti ji ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax xalif bi yow moom xam naa bokkoo ci ñu ko teeru parce que yow Madické defe naa moom nga àndaloon visite boobu nga xamante ni bi moom la président def ci Touba yow noo ko jàngatee visite u président bi nga xam ni moom la def ci Touba. jërëjëf subhanaka allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim hamidtu man yazimuni min ad-darar min kulli sharrin wa shar. maa ngi leen di nuyu seen téléspectateurs yëpp. bu ngeen di organiser débat yéen jox kii 10 minutes organiser jox kii 1 minute réchauffé joxaat mais du leen jël 40 minutes affecté kenn soog a ñëwaat ci yeneen ce n'est pas équilibré ça ne se fait pas pour équilibrer daal da ngay jox kii récupérer waat jox kii jëlaat mu continuer voilà un débat. merci ci voilà je parlerai avec beaucoup d'émotion parce que fii bi ma fi mujj suma xarit borom kër gi moom ma invité woon. waaw moom laa fi mujj fekk. tey ma ñëwaat fekkuma ko fi ma fekk leen fi yéen ñi nga xam ne man ak yéen ñoo nekkoon ay surgaam tey émotion boobu lu ma animé la intérieurement lu ma jàppale aussi muy nit ku mag koo xam ne ndeysaan dama bëri ay souvenirs ci moom daal donc il faut que ma rappeler ko parce que sama dernière fois fii moom laa fi fekk loolu animation la bu intérieur boo xam ne Oustaz Assane Diouf dina xam lu bëri ci lu may wax ci alaaka bu ma amoon ak moom bon man ànduma ak Madické sëñ Touba laa àndal man visite Macky Sall Touba kontaan naa ci parce que li ma ci njëkk neex mooy li sëñ Mountakha wax ne moom moo waxoon Serigne Touba nekkoon na ko fal ndax sëñ Touba la ko dénkoon falu na loolu man neex na ma parce que bi ma déggee ne Macky Sall falu na te man jàppale wu ma ko ànduma ak moom te Macky Sall falu xam naa ne sëñ Touba rek ma ko mën lilaay sawa yàlla ay daa tan xobima maahum wa bi yu saf fii ilaahi dëhra al baba lépp lu yéwén rek ci sama barkeel ko yàlla yéwén na li des ci àdduna loolu sëñ Touba ma ko bind noir sur blanc gëm naa ko kon suñu nee Macky Sall falu na xam naa ne sëñ Touba mi ngi ci kon bu ko sëñ Mountakha confirmé neex na ma mais malheureusement nag Macky Sall moom gëmu ko wala Macky Sall xam bu ko wala boog Macky Sall xamu ko parce que moom day wax ne moom falu na te Touba bokku ci te yoonu Touba bokku ci parce que moom Touba dañ ko mas a compte mais moom la fi yàlla teg te Touba dinañ xam ne moom du ci man dara Macky Sall du fa fal kenn te it buñ ko fay xaar duñ ko fa gis il a mis 5 mois soog fa ñëw nee na parce que daf doon demee li mu wax noonu du dëgg dem na Dakar c'est plus loin que Touba 2 fois mais kii bi mu joxe daal dem na dama ne nee na trandi international moo taxoon mais dama ne dem na Dakar moo gën a sori Touba donc mais Dakar Tivaouane nag yëpp benn la amuñu problème mu religion wala confrérie déedéet damay jox rek exemple ci li mu wax ne amul matériellement c'est pas exact donc kon su ñëwee tey ne oui parce que moom dafa ñëw en tant que talibé bon kontaan naa ci neex na ma na xam ne rek sëñ Touba ci la na xam ne sëñ Touba mënu ko teggi sëñ Abdou Lahad Mbacké li mu ne woon da ngay xelu ñëw wala nga xelu ñëw moom il a tenté faire face à Touba du ma fal doomu Touba du ma ñëw Touba màggal ba màggal laa fay ñëw Touba dinaa falu te seen yoon du ci nekk parce que ñoom dañ may xeex comme si li ma yaay jàmme ne woon rek waa Kanifel wote luñ ma parce que du ma leen jox ndox donc kon su demee ba El Hadj Yaay Jàmme oui daf ko jëf Macky Sall daf ko jëf daf ko wax daf ko def daf ko wax ay nit daf ko def donc sëñ Abdou Lahad ne woon na Touba di nga xelu ñëw wala nga xelu ñëw xelu na nag ñëw parce que y a problème pétrole boo xam ne jaaxal na ko partout il voulait calmer le jeu xam na ne sëñ Mountakha est influent ñëpp xam nañ ko bëgg jàmmam bëgg sëñ Touba bu ñëwee ci moom bu ne ko jàppale naa la dina calmer tuuti il est venu en tant que politicien kon ñëwul en tant que talibé pour yow ci dama ne parce que pourtant man gis naa ko muy sujjoot yooyu yëpp amul solo Iblis doon na sujjootal sëñ Touba yooyu amul solo ñun nekkuñu foofu on est beaucoup plus intelligent que ça mais nañ jàpp li ma jàpp rek mooy liñ ne ku baax ki li ma ku baax nee na ku baax ki waxoon na leen ne leen bu ñuy xool moom position nañ ko xool ci biir xoolu talibé yi fi talibé yi nekk rek moom foofu la nekk moom Serigne Touba mais talibé murid yi ñoom fi ñu nekk mais c'est clair Macky Sall rejeté nañ ko 4 fois mënul gagner élection Touba te loolu unanimité lay doon. mais sëñ bi xam nga Macky Sall bi mu ñëwee bi mu ñëwee gouvernement bi ba lay passé amoon na ñu nekkoon Touba n'est-ce pas. ku dëkk Touba jamais.
amul samp dëkk Touba Xaadim Jóob la amoon dindi na ko yàgg na. waaw mais est-ce que nekkul ni fi mu toll nii ñi nga xam ne ñooy politique Touba nga xam ne ñoom la gis est-ce que am nañ compétence tamit. boo xamante ni war na mën a tax mu jox leen yenn. parce que Touba deuxième ville plus populaire du Sénégal à part Dakar. waaw mais compétence laa yor non dinaa ñëw donc 2 millions yi dëkk Touba amul ko am compétence notez bien. loolu delloowaat naa la question boobu 2 millions de personnes yi dëkk Touba amul ko am compétence Touba bi ëpp nit à part Dakar amul ko am compétence su ko Macky Sall gisee noonu baax na alhamdulilah mais damay confirmer rek ne fi sëñ Touba nekk man fi ma jàpp ne fa la sëñ Touba nekk laa wax mooy fi xolu taalibe yi nekk référendum jàppale naa Macky Sall on a été battu législative liste su Macky Sall ñi gënoon jege sëñ Touba ci Mbàkke ñoo fa nekk mbokki taalibe dañ ko rejeté présidentielle dañ ko rejeté dem na fa bari ci démb buñ defaatoon élection suba Touba Macky Sall sera rejeté kon jàpp naa ne position sëñ Touba ci Macky Sall mooy position mbokki taalibe yi ci Macky Sall rejet c'est clair loolu kenn mënu ko dindi ci bokk mbokki taalibe yi est-ce que nag ñëw na sëriñ bi nag ñaanal ko mu am pouvoir sëñ bi wax ko sëñ Touba loolu amul problème amul influence parce que sëñ Touba ci boppam personnellement ñaanal na Blaise mu dem ne ko demal gagné ba noppi mu génn mu ne kii ma ñaanal pour mu gagné Iblis a ngi nii man Mouhamadou sol naa mbubu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Mouhamad mu yem ci moom képp mais Blaise sol na mbubu Iblis mu yem ci moom képp te teewul ñaanal na ko pour mu am pouvoir parce que pouvoir boobu mu amul valeur ci sëriñ bi li sëñ bi wax ma dikke mu nga tudd mais waxu ko Macky Sall parce que Macky Sall da ko ne yow ñaanal naa la pour nga am pouvoir mais ma dikke da ko ne yow li nga am moo gën nga nekk nga am moo gën nga nekk gouvernement adduna bi yëpp parce que yow xam naa ne bëgg nga sëñ Touba te loolu wër na ma sa xol mais sëñ bi waxul loolu Macky Sall man ci ma dikkee boobu sax laa bëgg xam li nga xamante noonu la mais ma dikkee daanaka Touba moom candidat yi demoon yëpp est-ce que nekkul ni moom moo fa jël ndaare Touba kon kii la raw kon Issa Sall la raw mais Sonko ko raw mais ci biir bureau de vote Sonko moo ko raw ca Touba ci présidentielle bi dañ ko fa dóor présidentielle bi laay wax dañ ko dóor ci bureau de vote xam nga lu tax waaw ma dikkee te yéen moom ngeen jàppale woon ma dikkee jàll parrainage pourtant yéen a àndoon moom nga àndaloon ci présidentielle bi maa ngi ñeneen mais lan nga ko apporteel kon foofu dama ko apporteel moom xam na ko man bu defet ñëwee man defet bi laa ko apporteel defet bi laa jël mais nag li taxoon principe bi ma gëmoon ba tax ma koy jàppale la ma ko sëñ Muntaxa confirmé ci suma kanam ma yor micro bi mu ne ko yow sa bëgg sëñ Touba wér na ma te na nga man àdduna ak li ci biiram indiwaat leen image yi Macky Sall amul loolu laa gisoon ci ma dikkee ba tax ma koy jàppale kon yow li tax nga jàppale ko du politique bi mais bëgg gu mu bëgg sëñ Touba la sëñ Touba moom mooy sama considération politique c'est tout yaa ngi dégg loolu la ma sëñ Mountakha confirmé te loolu sëñ Mountakha wax ko ci Macky Sall te Macky Sall amu ko donc loolu je ne regrette absolument rien ba tey jii ma dikkee lay jàppale Touba ba may gis ko mel ne moom ku bokk ak man principe bu sëñ Touba yi ñu ma dem jàppale ko ci loolu mais sëñ bi est-ce que Macky Sall ñàkkam Touba est-ce que ñàkk liggéey moo tax mu ñàkk foofu wala dafa am ñu mel ni comme genre Moustapha Cissé Lo yi nga xamante ni bii tamit ñi ngi ak Macky Sall saa yu xëyee di tiire ci sëriñ yeeg lu la ñu wax est-ce que du loolu est-ce que du ñi muy àndal ñoom ñooy indi problème mais pas moom Macky Sall dama ne comportement Macky Sall lañ amal problème comportement bi ci boppam yaa ngi dégg koo ci wax da nga koo tooñ comportement Macky Sall moo baaxul face à Touba mais bi mu gagné de 24 février jusqu'à 4 juillet mais c'est presque 5 mois tegu fa tànk gis nañ ko fi Dakar gis nañ ko fi fu ne mu dem fa ñëw ne non sëñ bi wëy parce que man taalibe laa dama ñëw calendrier international bi moo ko jàppoon ci prix amuñu problème yooyu ci prix yi nga wax Macky Sall non dama ne Macky Sall c'est un président de la République je le respecte assez je donne une argumentation ma ne ci prix yaa ngi dégg Macky Sall je le respecte assez président de la République au-delà président nag c'est un chef de parti comme moi c'est un chef de parti comme moi bu ñu demee ci champ politique je le traite comme tout le monde mais par ailleurs je respecte même su fekkee ne moom parfois mu bañ a respecter son statut président de la République parce que buy taxaw di tëgg dañ ne wëy parce que on a accusé mon frère il a oublié qu'il est président de la République en ce moment il est valable de le traiter comme tout le monde voilà waaw sëriñ bi maa lay ziar bu baax a baax jërëjëf man dama bëggoon d'abord ñëw si d'abord mooy rôle yéen mara intellectuel yi nga xam ni c'est-à-dire yéen ni ngeen di comprendre politique bi ni muy doxee maanaam ni ngeen di xamee te par exemple bu ñu wax ci wàllu pétrole beeg jafe-jafe yi nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy tund nga xam ni am na ay doomu murit yoo xamante ne nii ay taalibe murit taalibe tijaan taalibe layen c'est maanaam këru diine yëpp yoo xam ñi ngi dugg ci gaal gi di dee ci géej gi ñi ngi dugg fii di dem Europe ñu leen ñu dóor ay bala fi tal ñuy dee ñi ngi gàddu ay casque ay écouteurs di ko jaay ci tali bi
ñi ngi dund condition yu méttee métti yoo xamante te pourtant ñoom sëñ bi jaral na leen quoi parce que ñu ci bari sax lu ñu am ci xaalis dafa am wàllu woo xam moom day dem ci sëñ bi moo xam Touba la jëm moo xam Tivaouane moo xam dara mais yéen marabout intellectuel yi yéen yi nga xam ni par exemple yéen vous avez compris xam ngeen tey bu ñu wax ci pétrole naan Macky Sall dafa jaay pétrole Sénégal jël ko signé ko paraxee ko mook rakkam ak Franck Timis benn Samba Boy ñu séddoo ko loolu dafa lay wër ni Serigne Touba Khadim Rasoul bi nga xam tey moo nekk foofu toog xamul yëgul loolu man pour man xamul lu xew carrément ci situation pétrole bi parce que information yi war a yegg ci moom ba mu xam carrément pour man xamu ko parce que dama jàpp ni bu comprendre loolu amaana ina yu bëri yoo xamante ni moom peut-être dina ko mën a tamit dimbalee Macky Sall quoi waxu ko te loolu day nekk ci këru diine yu bëree bëri waxuma rek seulement Touba kon est-ce que du sar Mbàkke yu ndaw yi Siween yu ndaw yi Ñaseen yu ndaw yi est-ce que du seen devoir aussi yéen ngeen dem ngeen jege xalif yi ngeen leeralal leen système politique bu salte bi Macky Sall bi di politique parce que Macky Sall li ko yëkkati pour muy dem Touba xam na ni Touba am na influence xam na ni moom bu demee ba sëriñ bi ñaanal ko rek déjà am na ñu bari ñoo xam ne ñoom yow li nga mën ñoom mënuñu ko bu sëriñ bi xësee ne waaw rek ñoom dañ naan waaw duñ sax nekk di réfléchir loolu. waaw mais heureusement que sëñ bi moom li ma la wax léegi rek. sëriñ bi wax naa ñaan na sëñ Touba mais Macky Sall a été rejeté à Touba sëñ Touba nag mi ngi ci fi xol yi mbokki taalibe yi nekk foofu la sëñ Touba ne mbokki taalibe yi rejeté nañu Macky Sall 3 fois man su ma doon jàpp position sëñ Touba ci Macky Sall mooy rejeté boobu kantaan nag mbokki taalibe yi nag du ñuy dëkk Touba rek parce que mbokki taalibe yi ñoo gën a bari ñu nekk Touba bari na dëkk yu Macky Sall gagné yoo xam ne du Touba yoo xam ne ay Touba annexe la ça veut dire que daal ay Touba daaru maanaam exemple Touba Belel Touba Daaru Wahab mais c'est ay benn la sur 380 Touba yi am mais majoritairement daal murid yi ñoom rejeté nañ Macky Sall donc jàpp naa ne rejet boobu murid yi partagé sentiment boobu ci seen xol loolu mooy position Serigne Touba. parce que man rejet boobu moo ma jaaxal man rejet boobu lañ gisul quoi man rejet bi nga wax nii man moo ma jaaxal gisuñu ko. ñaanal na ko mu nekk bu fekkoon dañ ko rejeté kon loolu du ko. non dama ne xam nga xalif bi moom mais teewul Macky Sall gañe na xalif bi foofu la nekk ci musuwa boobu la nekk xalif bi wax na sëñ Touba xam nga man ñaanoon naa sëñ Touba bu Macky Sall gañe def naa ko plusieurs fois mais xalif bi ñaan na ne sëñ Touba na Macky Sall gañe sëñ Touba suivre na xalif bi kontaan naa ci beneen murid ci des kontaan nañ ci foofu mooy niveau Macky Sall mais teewul maag sama soxna dañoo voté contre Macky Sall bu subaa it Macky Sall bërki démb bu la fa jógee bu élection nekkaan suba malgré ziaram bi il sera battu à 80% da koy perdre Touba du changer dara. parce que waaw léegi soo ñëwee ci mais su ñëwee si li ma ko wax nag si question moo ko mujjee posé rek par rapport ak non juste mu ñëw si li ma ko balaa muy fàtte quoi li ma ko wax par rapport ak li ñu war a renseigner xalif yi ñu xam ko. dama ne bàyyi leen xalif bi amul renseignement loolu koo wax amul. xalif bi yëg na li xew ci wàllu pétrole bi yëpp bien sëy xalif bi sëriñ bu mat sëkk la te première critère pour ngay def oustaz mi xam na li nga pour nga nekk cheikhu tarbiya bi sëñ bi nekk wala nga nekk cheikhu taalim sëñ Tuubaa bind na ko fu ne da ngay njëkk a xam li xew ba pare ak mooy awal charte da ngay njëkk a xam li xew ba pare yaa ngi dégg soo xamee li xew ba noppi nga xam lan nga koy def ngir faj ko kon sëñ Muntaxa gëm naa ne lépp nit di doon ngir mat sëñ Tuubaa doon na ko sëkk lu nit di doon ngir doon ab sëriñ mat na ko sëkk kon du ma ne xamul li xew jàpp naa daal xam na li xew li mu wax nangu naa ko li mu wax sëñ Touba def na ko waaye man Modou Bousso Dieng man mi nga xam ne si damaa mere woon Macky Sall ngir Touba ak sëñ Touba j'ai voté contre Macky Sall te élection yi bu nekkoon suba maak mbokk tali bi daanu àndaat voté contre Macky Sall loolu moom leer na. d'accord commissaire mel na ni am nga laaj wala. dama am tuuti problème quoi parce que. lequel. par rapport question bi nga posé ak ni mu génn débat bi day tëj. parce que débat bi dafay tëju parce que effectivement. dafa élever niveau wu comment dirais-je encore raisonnement am lal ko ci référentiel bi mooy Serigne Touba. Serigne Touba en tant que esprit religieux en tant que guide religieux en tant que autorité religieuse mu doon beneen domaine bi nga xam ni su fa expliquer li nga ko laaj damay am problème man parce que Serigne Touba que finalité mooy Serigne Touba Macky a été rejeté à Touba. Macky a été rejeté comportement politique la élection lay jógee mu dem fa compétir ñu gagné ko Touba man dama bëggoon un peu ñu dugg ci motifu comportement boobu suñu d'accordé ni Macky a intérêt dem Touba waxi ak sëriñ bi Macky a intérêt à ce que lii nga wax nii ni moom la sëriñ Touba représenté ci suñu système ñun mu comprendre que intégrer ko j'espère qu'il l'a fait mais tey su ñu waxee ni il a été rejeté dama doon xaar man ñu jox may ay éléments
d'appréciation yu politique moo mën ci jàpp comprendre ni problème mu Macky ak Touba lii moo tax vote bi sanctionné que mais su tëjoo foofu rek damay am problème. Très bien jërëjëf. Voilà restreindre ma Sëñ Touba ci personnalité religieuse et surtout et puis c'est fini non Sëriñ Touba sa dimension intellectuelle, sa dimension sociale, sa dimension politique, parce qu'il a toujours pris des actes politiques. J'ai toujours dit que Serigne Touba moo njëkk a soutenir Franc-Gourde pour que ñu bañ a dévaluer Franc-Gourde en ce moment. Serigne Touba a soutenu 500 soldats pour que ñu défendre République française yeneen ak yeneen pourtant bi ñu ko laajee daf ne yàlla moo ko ci jox ndigal pour que mu def ko non mon commissaire restreindre ma Serigne Touba et strictement rek sur le plan religieux mais je parle exemple pour la communauté mouride pourquoi ñu rejeter Macky Sall. Donc maa ngi doon wax léegi tontu naa ko Sa Ndiogou nee naa ko c'est un problème de comportement d'abord c'est un problème de comportement parce que depuis que Macky Sall la ñëw ni mu ñëwee ci pouvoir la il a été rejeté à Touba premier tour deuxième tour ni ko Wade gagné woon ñi ànd moom dañu wax naan ndokk bi Touba rek newul Sénégal ne kon Macky Sall du mas a nekk président man ak Madické Niang nous avons gagné 51% premier tour mais 52% ou 54% deuxième tour. Donc xamoon nañ ne kon bu doon waa Touba Macky Sall du falu rancune boobu mu indaale contre Touba bi mu ñëwee toog na 8 mois tegul tànk Touba. am na ci ay yaa ngi dégg donc rancune boobu mu indaale Touba. bi mu ñëwee dafa njëkk a refusé ne moom du fal waa Touba sëriñ yëpp nañ ko delloo passeport diplomatique am sëriñ yëpp nañ ko delloo auto état yi ça veut dire que rancune boobu mu indi utiliser pouvoir public bi pour régler ay comptes personnels ak ay sëriñ ak benn communauté dans sa nation bi mu jiite voilà le problème comportement boobu nag la waa Touba téye ci moom di ko gisee toujours di ko gisee comme quelqu'un rancunier comme benn raciste boo xam ne si moom dafa bëgg la ay compte ñun tamit ñu téye loolu voilà comportement boobu nga xam ne si bu doon laajtee problème bi moom la ñuy delloo waat ne ko lan mooy problème bi comme mauvais comportement bi nga am Touba parce que tu as perdu premier tour deuxième tour contre Ablaye Wade nga ñëw nangu passeport diplomatique bu sëriñ si te booba waykat yi bul fàtte ne amoon naa maam boo xam ne si yëm du baaxee bi ñuy nangu passeport am ci ma aéroport bi booba Wally Seck xaw ma astaghfirullah bu ma tudd am na waykat xaw ma kan la ci mi ngi ci biir benn jeune chanteur waykat ak passeport diplomatique am mais boobu sëñ bi dañu nangu passeport diplomatique am te boobu moom mooy xalifa Sëñ Massamba jiite presque ay centaines et des centaines de milliers de personnes ku def loolu am na sëriñ yoo xam ne ci yoon bi lañ leen doublé gendarmerie nangu seen oto. Ah bon ku def loolu mais sëriñ bi passeport diplomatique aussi est-ce que pour ñoom la tamit. Non dama ne passeport diplomatique aussi dafa am non bu orienté débat bi ci ay détails passeport diplomatique bokkuma ci dama ne non dama ne ñun xamuñu tey fi may bëgg waxee rek mooy ñun ñëpp on est conscient que non dama ne non loolu c'est un simple élément rek il faut aller beaucoup plus élevé ci ay passeport yooyu détail la wax naa oto wax naa yeneen yu ëpp solo ce n'est pas ça qui est important mooy élément intentionnel de Macky Sall de prendre une revanche contre une communauté loolu laa wax mais bu ñu ma détaillé ci ay passeport diplomatique yeeg yooyu xaw ma koy am passeport diplomatique dérogation ci ñaar lañ koy am ci une liste prévue ak une dérogation la délivrance est un domaine exclusivement réservé au chef de l'État ku ne mën na ko am yow mi bu ko neexoon mu jox la ko bu ko neexoon jox ko ñu ne jox na ko fi ku ne jox na ko fi waykat jox na fi ku ne kon buñ ne pourquoi sëñ bi du ko am pourquoi pas. waaw li ma bëgg wax c'est-à-dire man c'est juste une question rek c'est-à-dire tey xam nga wax ma ni diw ba dama laaj dama ni est-ce que passeport diplomatique ma xam ne ma daaneel rek après di nga mën a kii non dama la ci yokkal xam ne la ku ne mën na ko am ku neex président rek mu jox la waaw d'accord mais affaire bi est-ce que loolu la war a demee tamit non si loolu noonu la demee fépp ci àdduna c'est un domaine exclusivement réservé au chef de l'État c'est son pouvoir discrétionnaire moo am États-Unis moo am Paris moo am Sénégal moo am Gambie moo am partout dans le monde mais ñun gis nañ fi ay tubaab yi ay sénégalais yu jóg fi ak passeport diplomatique dem mais tubaab bi di ko nangu si ñoom gis nañ ko fi si régime Abdoulaye Wade bi non dama ne oui ma non ma ñëw même sëñ su ma daanee rek après di nga mën a gën a développer c'est-à-dire ñun ñëpp nangu nañ ni Macky Sall c'est-à-dire respecté wul këru diine yi loolu dafa am plus particulièrement Touba non këru diine yëpp la c'est-à-dire këru diine yëpp la parce que Macky Sall bi mu jàppee Karim Wade sëñ Sidi Matar yàlla na yàlla tax ci barkeem ñaan na ko ba sonn pour mu bàyyi ko mu bañ bi tubaab bëggee mu bàyyi ko ci la ko bàyyi loolu xam nañ ko c'est-à-dire Macky Sall bi mu toogee ci pouvoir bi pang rek li mu wax ñëpp dégg nañ ko chef de diine yëpp ñoo yem ak ñëpp a yem te Sénégal dafa am kilifa diine boo xam dañ koy cëral dafa am cër bu mu am Sénégal loolu kenn mënu si dara mais damay wax ni est-ce que ñun tamit waruñu changer waat suñu système politique bi nga xamante ni dañ jël ay passeport diplomatique di ko jox ay nit yoo xamante ni amuñu benn yóbbal ak benn yóbbante bu ñu yóbbul Sénégal te mën nañ ci def loo xam day yàq image yu diplomatie Sénégal tamit parce que foofu laay waxee parce que attends sëriñ bi parce que passeport diplomatique aussi waru dem ba mel ni tamit genre calpe ku ne di si jot parce que diplomatie Sénégal la non c'est que dafa am loo xam ne ni ñu organisé du ma organiser ay góor jigéen ay yu kenn xamul la ñu jox passeport diplomatique oui mais xam nga tax loolu du ma ci insister loolu c'est normal parce que je vous ai dit dès le début que c'est son pouvoir personnel c'est l'appréciation du président
il a le pouvoir de l'octroyer quelqu'un par dérogation kooku bu ko defee c'est normal kenn du ko ci yedd kenn du ko ci wax dara su ko neexoon jox ko Oustaz Assane Diouf jox ko mais ba ki dem ba lan def loi député képp ku député bu ne sa jabar am na ko boo amoon ñeenti jabar ñeenti nit yëpp am ko ah bon waaw mais loolu yàgg na c'est une loi député yëpp ko am seen jabar yi am ko boo dee député bu góor boo dee député bu jigéen sa jëkkër da koy am mais jabari député ban rôle lay defaral état mais jabaru député bi day dem mission wala mu dem tukki day soxla soxnaam ci wetam day soxla soxnaam ci wetam non attention non falu ci jabaru député lay non attends non bokkul c'est-à-dire ba tey y a une différence non y a une différence ci loolu non Karim xaaral boo nee député boo nangulee jabaru député Karim yow it da nga koo war a nangu kon sëriñ yi ça bu ñu dégloontee rek day neex non bu ñu dégloontee rek mu neex ça bu ñu dégloontee rek mu neex non xam nga si diine mais imam si diine booy tukki da nga war a ànd ak sa soxna bu dee mën nga faa def weer. waxuñu ci diine la xoolal Karim bàyyi yow tamit bu la affaire bi arrangé rek nga daal di dem ci diine. Karim man je pense que jabarul député warta am passeport diplomate. non dama am beneen question boo xam ne man dama la koy laaj balaa ñuy dem fee sëñ bi nag waaw doo kii su organiser suñu plateau nag yow léegi kii kaas nga ne joxante may ma rek ma wax la déedéet gisoo ko ma il a demandé 2 fois moo tax ma ne passe ko non dinaa ñëw ci commissaire mais juste rek une question ba tey dañuy rester à Touba bi mu ñëwee sëñ bi am na pas mal de fatwa yoo xamante ni nag génn na ko sama fatwa la xam man luy sama yoon ci sa fatwa dañ koo waxtaane man ak yow sëñ Modou man damay yor samay nga posé déglu ma quand même mais man maa yor samay waaw mais yéen te bu fekkee bokkatuñ plateau bi oustaz nga wax ma ko muy laaj may laaj xelam sama xel mu ne man annoncé ko dès le début nga nekk ko très toje loo annoncé li mooy sàcc question loo annoncé laajal ko bi may wax commencement bi waxuma fi sama question sëñ Modou déggoo ma wax ko jox nga ma nopp bu baax bi mu ñëw ma dégg ma laaj wax muy kii fatwa yooyu ma wax comme que sàcc fatwa yooyu yàgg na am Touba yàgg nañ koy wax mais ba tey dafa mel ni autant respecté woon na ko mais jamono ji mel na ni daal nit ñi après bu sëñ bi waxee dañuy def lu leen neex yow nan nga gisee yooyu la fatwa parce que yàgg nañ fa tere greffage yàgg nañ fa tere ba mu mujj bii ñu dégg mbàkke bu ndaw organiser sabar yooyu yëpp nga xamante ni kenn tàmm ko Touba ku wax Touba wax la ville sainte ak yeneen ville religieuse donc fatwa yi yow nan nga ko jàngatee est-ce que jotul sëñ bi gën a jël bâton bi mi ngi mel ni moom question maa ko moom kañ dinaa leeral tuuti rek loolu du woon ab sabar mosuñu organiser sabar Touba ci àdduna lan la woon lan la woon nit moo amoon ngénte biir këram biir saalam waaw def fa lam fay def waaw am ko amoon ab appareil mu def ko ci nii waaw ba mu noppee mu def ko ci réseaux sociaux yi ñëpp gis ko mais même bu dee ci biir saalam ci biir Touba ci laa bëgg a ñëw bu fàttali nag oustaz naka la ko ca sëñ Touba bindee jëlee ko ca kii xamuñu ne walam yajuz baxsun an allazi tatam fi zawbihi aw fi dukaanihi naam aw fi yadayhi aw bidaarihi maa id kullu zi kaana xaraman munia il est interdit même nga gëstu nit kenn lay def ci biir néegam Sidna Omar am na ko mës na jëw fekk nit ci biir këram muy naan sàngara mu ne ko yow ndeke li nga fi nekkee mu ne ko wante yow li nga def moo gën a bon parce que soo toogoon sa kër doo xam lu may def mais yëddu bi nga yëddu moo gën a araam man li may def ça veut dire que nit ku doon def ci saalam la yi ñuy def ci saal yëpp bu ñu ko doon wane sëñ bi li muy aaye Touba mooy ñu aaye ko manifestement mais nit am na ñuy def ci saal yi ci biir néeg yi yoo xam ne ci sutura la voilà parce que nit ku am greffage am tëdd ak boroom këram boroom këram ne ko man greffage laa bëgg exemple wan nga ma koy wan ca biir néegam loolu sëñ bi aayu ko sëñ bi li muy bañ mooy li yàlla lay aaye yonent bi di ko aaye xeesal ak yooyu di ko manifester muy nekk Touba. waaw sëñ Modou nag baal ma nag xam nga ni jigéen ñi takk ñu greffage pour tëdd ak seen jëkkër dañuy takk greffage pour génn ci mbedd mi dañuy xeesal pour solu génn ci mbedd mi dañuy sañse génn ci mbedd mi yaa wax dëgg de loolu la sëñ bi aaye de mais loolu laa lay wax nii dañu koy def génn ko ci mbedd mi donc bu interdit amee interdiction bu jógee rek c'est parce que gis na wala ñu rapporteel ko loo xamante ni cosaanoowul Touba aw yat rek ci baax de waaw kañ aw yat rek ci baax léegi man fi mu toll nii man daan yi parce que maasu Karim ji waaw Karim kañ ñu toog rek parce que man xam naa ne Karim tey liñ la jiñ ci plateau bi bari na trop yamba ak lépp waaw moom bu yeboo moom ñi nga xamante ne bi xam am na ñoo xam ne moom bu ñu doon préparé màggal gi moom dañ doon def ay greffage ak yooyu digg ñooñu moom bu yeboo nañ lem seen waaw parce que ça loolu xam waaye baax na ndax day delloo taalibe yi ñu jaamu yàlla jàng xasida sëñ Tuubaa yi yooyu moom baax na ci ànd naa ci il faut que ñu delluwaat ci borom bi parce que loolu lu am solo la gis nga ko yow posé nga question ba jeex na pare nga ci non des na ma demaat demal bañ nga jël question demal non baal ma dimbali la wóor na yàlla jeexal baal ma dimbali la sëñ bi
ma bëgg naa ko laaj ci ñi nga xamante ni aussi dañuy dëkk di ŋàññi tarixa yi ay ca demal dañuy am na xam sëñ bi xam na li may wax demal fekk man sëñ bi ma dimbali la man li may wax man damay dellusiwaat ci kii nu mu tuddati politique bi laay dellusiwaat quoi parce que li sëñ bi tere ci Touba politiciens yi ñoom ñoo ko fa gën a mën a def lii bétti doon wax politiciens yi mbumbaay xumbaay rumbaay ña ngi koy def foofu ci Touba boo gisee à chaque fois xuloo yëg dàgg sa teeg yi ñuy partagé ci kii yi xanaa kañ dañuy wax ne kii bi dafa loolu rek mais yeneen yi ñuy gis nga xamante ne bi dàgg sante nga fay am Touba dafa mel ni fa la politique bi gën a wulee ñaay te loolu depuis ci sëñ Sidi Mokhtar yàlla na yàlla dolli ay leeram bën na gën ni da ngay dégg ñu ne leen bu fi kenn yëngal mais da ba tey politiciens yaa nga fay def sëñ Touba waaw amul mbokk amul xarit waaw ku jub rek mooy mbokkam dinaa tontu tuuti Karim wax na lu am solo ci lan ci nit ñi dee ci gaal geeg yooyu xanaa sëriñ bi yëgu ko waaw ak yooyu rafet na mais dama bëgg a tontu rek ne Touba hôpital ba muuruwaar la muuruwaar la nit ñi dañ fay dee rek pourtant Macky Sall ne woon na ci kanamu xalif ba fa jógee dina ko defar ci 13 mois waxatul lu ci jëm bëggoon naa trop su ñuy dégg su ñuy fàttali Macky Sall bu ñu koy sant ñu déey ko laaj ko fan la ci toll soxla nañ ko trop parce que soxna yi mucc ku ci dem hôpital rek da ngay génn àdduna ñoo ci ëpp hôpital ba nee woon na 13 mois lay am bu ngeen indiwaatee enregistrement yi ngeen teg ko sëñ Sidi Mokhtar la ko waxoon de 13 mois bu baax léegi c'est jeudi 26 novembre 2015 4 ans après Macky Sall ne parle plus à cet hôpital de 5 niveaux nee na dégguma kenn ko fàttali bu ñuy tàggatee Macky Sall Touba lu mu fa def ak lu mu def ak lu ko sëñ Touba jàppee ñu fàttali ko hôpital taalibi sëñ Touba yi ñu ngi bëgg a dee loolu am na solo trop ñun loolu alerte boobu ñun en tant que syndicat du peuple ñun loolu mooy suñu rôle sëriñ bi nag moo nekk suñ ko ñun ñëpp moom daa xam baatin xam zahir ñun zahir rek lañ xam donc ak keneen kuy atte zahir ku ne nag mënoo d'accord ci Macky Sall lu muy doxee Touba son comportement avec Touba di d'accord élection yi bu nekkoon suba tey malgré sa visite à Touba mercredi passé su élection yi nekk ñëwoon suba dañuy ko battre 90% du gis dara. mais sëñ Modou yow doy lu waar tamit. Karim may ma benn question rek saa may ma yaa ngi doon wax ci mbumbaay yeeg mbégum yooyu sëñ bi dama la bëggoon laaj rek par rapport ak li nga xamante ne itam politique indi na ko ci biir Ahlou Mbacké ndax da ngay gis ñoo xamante ne ñoo bokk benn maam muy Khadimal Moustapha ñuy xiiroo ko ŋaayoo ci seen biir ba ci pencum ndaw réew mu ba ca biir Touba ñuy xiiroo ko ŋaayoo gis nañ ko tamit ci élection yi kii ni mel loolu itam ban taxawaay lañ ci war a am ñoom ñi sant Mbacké waruñoo nangu ay woy politique di leen diviser. non waaw mais xam nga nag mooy li ma wax rek dama bëgg ñu dindi sëñ Touba ci aw sant sëñ Touba est beaucoup plus élevé que ça sëñ Touba waxoon na ma Samba rakkam ne ko aw ma rak wax sëñ Moustapha ak sëñ Modou Fadel aw ma doom yii la jublu woon daan leen wax ne leen aussi li ma doon bañ de am na ñu ne ko tax mu ne suñ borom de romb na maa ko yar jëm ci jaam ñi te loolu am na ba pare ab yar ñu ne ko tax mu ne xam ngeen moom ma ñu ne ko déedéet de Mbàkke mu ne moom ma mooy mbooloo mu nekk meneen mbooloo dugg ci mu ci bokkut te loolu am na ci sama kër gi topp na leen ba gis leen sawara sëñ Touba comportement la sëñ Touba melokaan la waxoon na ma Samba ne ko na nga xam ne kenn ku nekk loo baax rek laa bokkale ak yow bokkuma ak leneen keneen sëñ Touba man su may politique man ñu may saaga yooyu damay dindi sëñ Touba sànni fële doon taalibe mag sama papa rek yem ci du dëgg mais bëgg mel nu sëñ Touba gërëmul nu yàlla gërëmul yonent bi gërëmul bëgg na yow sëñ Touba wala Mbàkke wala neen amul sens nañ jàpp ne sëñ Touba mooy ku jub sëñ Touba mooy ki baax sëñ Touba mooy ki aw yoon ma waxaat nag ne Macky Sall xam naa waxuma ko Touba waaye kon moo ko wal fajiri fii ñëpp di ko dégg maa ngi koy fàttali hôpital ba soxna yaa ngay faatu de soxna yaa ngay faatu nañu dimbali waxoon na ko sëñ Maxtaar waxoon na ko sëñ Sidi Maxtaar tàmbaleegu ko nañu dimbali ngir yàlla comme nag yenn sëriñ yi duñ ko fàttali bu ñëwee man su ma ko fàttali fii xëy na dina ko dégg voilà léegi man sëñ bi man toogoon naa benn période ma gisoon la ngay tertu Macky Sall ci Touba commissaire waaw commissaire bi bàyyil ba sama question bi dafa tàng ngay teer yow doon nga mobiliser pour ñu teertu Macky Sall ci Touba am na benn année donc xanaa kon boobu Macky Sall lii nga découvrir ci moom te da nga ne di depuis que année bi nga xamante ni bii fal nañ ko ba nga ni da ngeen a gis ni comportement Macky Sall rafetlu wóolu ko moment boobu lan moo soppeeku woon ci diggante bi ba taxoon nga ko doon teer bari ki démb ma teertu ko maag sama waa kër bari ki démb sama soxnaa ngi ci tali ba ak sama xale yëpp ba ma déggee ñu ne sëñ bi ne nañ génn
teguma ci baat. murid ndigal. bañ ne sëñ bi ne nañ génn gan gi. ndigal xaw ma ku mu. damaa ne ne ñëpp dem taxaw màggal gi jëm danaa ko tertu buy ñëw ca tali ba la may fekk may tàcc bu sëñ bi nee nañ ko génn mbasa maag sama bàyyi ay taali bi lañu xam bëgg loolu ñëpp topp ndigal. yaa ngi dégg bu sëñ bi nañ ko tereeru màggal maa nga ci tali ba di ko tàcc waaye du tee nag bu ñëwee ba jàll lii ma waxit ma waxaat ko fii. d'accord Awa ñu dellu si commissaire waaw voilà commissaire ñu ngi doon aborder balaa ñuy dem ci commissaire ci oustaz lañu jëm. ñu ngi doon aborder actualité mais dafa bëggoon sànni kàddu si actualité bi sëñ Modou dafa bëggoon dellu si. dafa bëggoon ñëw ci li nga doon waxtaane rek saa tey li nga indi dafa am solo moo tax sujet bi nga indi tey dafa am solo moo tax lan laa indi sujet bi nga indi tey dafa politique. ban sujet laa fi indi moom moo indi sujet bëgg baa tappale naan na sujet bi ban sujet Awa ana sujet tey bi indi woo sujet yaa ngi sa invité loo leen doon waxtaane liñ doon waxtaan nekkee boo paree ci oustaz laa jëm. waaw léegi li nga doon waxtaane nag maire yëpp ak may déglu di xaar fi ñu jëm ci wàllu. non mais vraiment ça yor nga plateau bi ça may ñu. non commissaire ñëw na ci borom bi ba pare. c'est-à-dire man dama bëggoon laajte tey adversité bi amul mucc ci intérêt Touba sama gis-gis man parce que su fekkee ni dañ ni Macky Sall ci doxalinam moo tax lii te ay acteurs politiques ñoo ko traduire en comportement électoral sanctionné que ñuy dem ba tollu fii ci situation bii ñiy défendre intérêt Touba est-ce que jotul ñu xoolaat encore seen position par rapport ak ça parce que mbir mi du Macky Sall Massamba Mademba mbir mi intérêt wu Touba la ak problème yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk je crois que responsabilité responsable politique yi muy sëriñ wala keneen kuy def politique pour man responsable politique la mooy ñu xoolaat puisque liñ doon wone nañ ko seen capacité wu mobiliser nit ñi ci benn point de vue loolu jeex na c'est-à-dire finalité bi du continuer finalité bi mooy régler benn problème mooy Touba exprimer wu dans un même sens ça c'est un acquis c'est fait mais je crois que ci situation bi nii dafa warul nekk rek continuer nekk jàmmarloo man sama gis-gis c'est très important li wax ni sama gis-gis mooy loolu dans la démarche parce que pour man opposition la dans la démarche li des mooy construire à partir de cette réalité ki ngeen jaakaar loolu perte na 4 fois xam na ni perte na foofu mais du ci xol yi ak ci attitude yi ak tegante dënn bi ci la problème yi réglé wu sinon duñu wàcc duñu yéeg ci kaw moi je crois que yéen des na léegi ñu traduire loolu ci li nga xam ne mooy jëriñ Touba à ce moment politique dina am njëriñ mais su fekkee leneen la rek dafay des nekk politique véritablement comme ni ma ko comprendre. c'est que loolu du waa Touba ñu koy changer parce que du waa Touba ñu ko créer Macky Sall mi président de la République moom moo koy changer parce que moom moo ko créer moom moo ñëw indi haine moo ñëw indi ay décisions ak mauvais comportement c'est à lui de le changer mais ce n'est pas à Touba de le changer. loolu interprétation moom non c'est des faits. moom bi mu ñëwee ba léegi tout wax naa ko waxati ko tous ses prédécesseurs nga xam ne si ñoo ko fa jiitu woon depuis colon ba léegi le chef de l'État sénégalais visite le chef de la communauté mouride 3 mois par chaque 3 mois rien que pour la cohésion comme ni mu koy defee ci yëpp Macky Sall daf ko dindi woon màggal la fa ñëw ak bu kenn faatoo yàlla nañu ci Yàlla musal donc bi mu toogee rafetoon na Macky Sall bi mu gañee bu xëyee mu dem Touba dem ci xalif yi dem ci pour que parce que 97% sénégalais yi nekk ay musulmans 96% ci ñoom ay lislam ay musulmans confrériques lañu ku ne am nga sëriñ Macky Sall bi mu gañee lan moo tee pourtant buy def dialogue wala affaire yi ñàng sëriñ si lay dem laqatu ñëw woo leen teg lu tax bi mu gañee lan moo tee bi mu gañee mu xëy dem Touba defaat yëpp wane na dara méttiwu ko yaa ngi dégg mais dafa sanctionné Touba 5 mois tegu ko tànk pourtant dem na fi Dakar dem na fi Matam xaw ma ci mbokkam je sais pas mais oui ma laaj la rek juste une question parce que man dama doon jeexal pour tontu commissaire pour ne ko loolu du waa Touba koy changé mais Macky Sall moo koy changé parce que Macky Sall moo ko instauré d'accord te mooy président de la République sentiment de haine boobu mu am ci Touba ba du fa fal picc di fa gëj ay 5 mois di wane moom la ba am problème pétrole amu ci solution mu bëgg a ñëw ci sëriñ bi loolu moom mooy ñëwaat à la raison xam ne mooy président ñëpp Yaay Jàmme sax bi ma ko waxee ma ne ko président yaay président ñëpp bul def loolu dafa ne nii ba ci sag mu ne wax nga dégg mais Macky Sall bu ko ne wéy Touba yow faluñu la mais teewul yaa falu yaa nangam mu ne ok tamit kañ lay jeex loolu
mais sëñ Modou Bousso Dieng juste rek balaa may joxaat Awa Diop Ndiaye kàddu gi wala oustaz voilà oustaz waaw très bien est-ce que man ci sa raisonnement dama lay suivre ci yeneen plateau rawatina tey est-ce que amoo un problème personnel yow ak président Macky nga bëgg jaarale ko ci Touba pour régler say contentieux ak moom parce que à t'entendre parler man loolu boog la man la personnellement man loolu laa dégg bu fekkee am na nga wax ko bu amul rek nga wax ko est-ce que amul leen benn problème personnel yàlla xam na ne Touba rek màggal day ji waasu day jot naa xaalisam bu bëri ndimbal ok te dama ko jël ne ko jërëjëf jot naa ko kori jot naa ko tabaski kori bërki démb bu jot naa ko jot naa ko su doon man problème personnel rek man suma xarit la Macky Sall nee na ma yow na nga sant yàlla on est 15 millions vous êtes parmi les rares personnalités yoo xam ne bu ñu waxee nit ñi di ci waxaat ba 72 heures moom ko wax biir bureau loolu yàggul lool sax mais sama position ci Touba ci Serigne Touba moo dul changer jamais. d'accord sëñ bi man damay daaneel taf juste man li ma sama xalaat man Abdou Karim Gueye mooy pour man politique yi dañuy utiliser Serigne si di noonu askan wi sama xalaat laay wax quoi sànq ba damay poser ay question c'est-à-dire Touba province la sama xalaat man Abdou Karim Gueye Touba soxlawul Macky Sall bu perte di am Macky Sall pouvoir mooy perte mais pas Touba Tivaouane du perte Macky Sall mooy perte Ndiassane du perte Kaolack du c'est-à-dire ñoom ñoo war a xam c'est-à-dire kilifa diine yi nekk Sénégal kër diine ñoo war a xam ñoom seen pouvoir religieux xaaral ma daane nga yëgali duma la bàyyi ngay poursuivre Touba soxlawu ko te pourtant sëñ bi nee na léegi xaaral ma yëgali Sall na gestu hôpital waaw xaaral ma yëgali dafa am moom laa lay expliquer yoo xamante ni waaw président ko yor doole yoo xam ni président ko yor moom la ko yàlla jox il faut pas que nga naan xaaral ma daaneel waaw même ma daaneel ak biti c'est-à-dire fan laay waxee mooy xam nga la mooy problème bi mooy Touba la fa nekk bari na fa te état defu fa juróomi dërëm sëriñ bi su ne woon léegi-léegi Touba bu sëriñ bi ne léegi-léegi 10 milliards laa soxla balaa 2 heures de temps 10 milliards taxaw hôpital 10 milliards dañuy xaj c'est-à-dire dama bëgg wax ni maanaam tey est-ce que du par exemple ñun dañu war a comprendre ñoom kilifa diine yi nekk Sénégal ñoom sëriñ si yëpp xam ni ñoom ñoo ëpp doole état ñu xam pouvoir religieux bi doole bi mu am ñu bàyyi di xaar ay politique yi nga xam ni gëmuñu diine bi respecté wuñu ko parce que Sénégal ba léegi état laïque la ba léegi dañuy wax laïcité la ñuy wax mais xamul tax loolu jafe non li ma bëgg wax man mooy je vous ai compris Macky Sall moom mooy raam dem ci sëñ bi bu soxlaa sëriñ bi te bu ko sëñ bi soxlaa en général da koy wan ginnaaw te loolu dafa am c'est-à-dire loolu wax ma ni tey këru diine boo dem état politicien yi ñu leen utiliser di leen use mais ñoom politique Sénégal respecté wul kilifa diine yi te amul benn institution wala constitution wala benn norme boo xamante ni bind nañ ci wala njàngalem Serigne Touba nekk na ci ma Abou Baye Niass ma Abou Alaaji Malick moom la wax ma ni kon tey li am solo ba wér mooy kilifa diine yi ñoo war a booloo nekk wenn wu say gestu askan wi ndax Macky Sall mi ngi leen utiliser di lool askan wi sama xalaat man Abdou Karim waaw man de ànd naa ci simplement nag mënuñu beru parce que Touba n'est pas autonome encore moins indépendant man bu may jënd essence man Touba la dëkk taalibi Sëñ Touba la maak ñu bari buy jënd essence taxe état bi da ciy dem 18% TVA électricité mi ngi ci ndox mi ngi ci téléphone bi mi ngi ci tout donc suñ xaalis kon moo tax bi ñu ñëwee Ila Touba damaa reetaan mais Ila Touba suñ contribuable la gis nga Macky Sall bokk na ci ay mauvais comportement ak Touba dégg nga yoo xam ne sax du bu bosam xëy na mais luñ ko causé la yaa ngi dégg DG Dakar Dem Dikk li mu waxoon dama am envie enlever Ila xool wax yu ñàkk teg yu réew yooyu yóbbu ko Ila Fouta ma ne ko Fouta day dégg naa ko tontu ne ko Fouta suñu borom tudd ko ci alxuraan suñu borom Touba la wax gis nga débat bi ni muy nekkee xeex yu ñàkk fayda yoo xam ne baaxul ci nation te Fouta ay taalibe ne fa nit ñu baax ne fa man mii may tukkulóor sama maam di tukkulóor du dëgg mais tukkulóor bii ñëw rek indi fi affaire racisme daal ne dañu ko waroon a dindi yu ko Touba baaxoon naa Macky Sall sanctionné ko parce que bi Moustapha Cissé Lo attaqué Moustapha Niasse première fois Macky Sall daf ko sanctionné mais ki su attaqué Touba Macky Sall da ko sanctionné de fa la koy baax loolu daf ñuy naqari ñun taalibe Sëñ Touba yi ñun ñu dëkk Touba daf ñuy metti parce que nag attention c'est vrai que du taalibe Sëñ Touba yi ñu ngi fépp mais nag Touba dafa fort ci Sëñ Touba Touba kese la Sëñ Touba ñaan yàlla dëkk ba abadan wa jaal ilahi maskani quba abat mislasmiha bi jaay xayri man abat oustaz su ma juumee waaw du dëgg ci oustaz donc moom nga nekk Touba googu nag la Sëñ Touba bëggoon lool nag ba nga xam ne su ma sànne ci xaal sëñ Massamba sama maam da koy wax ne ko nañ pousse permis mu jëm Touba bu ko permis mooy sàkket bi mu jëm Touba ku baax ki muñ pour que mu ñëw ci xaal Touba am na solo Touba am na solo de jërëjëf